mbokk Medina TV yu ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jox seen wàccuwaay di amaat mbégte jàkkaarloo ak yéen ci seen émission bii di jotaay ak ndaw ñi. tey nag ñu fas yéene waxtaan ci xale yi nga xam ne jamono bi may wax ak yéen ñi ngi jël gaal yi utali bitim réew ngir topp tànku tekki. waxtaan wi nag dinañ ko xaaj ci ñaari pàcc bi ci njëkk mooy lan moo poussé ndaw ñi tey ba ñu jaay seen bakkan ci gaal yi ci ndox mi ngir wutali bitim réew. beneen bi ci topp mooy askan wi ban gis-gis lañ ci am ak état bi ban taxawaay la ci am. alors question bu njëkk bi nag mooy xale yi lan moo leen pousse tey ba ñu gis rekk ne benn solution moo am mooy maanaam ñu jaay seen bakkan tegu ci ndox mi ngir wutali bitim réew. question boobu buñ ko posé ñun ñëpp ñoo ci bokk tontu ñoo ci bokk réponse mooy xale yi amatuñ benn yoon amatuñ yaakaar ci réew mi ndax gis nañ ne ci wàllu koom-koom pàcc boo ci laal rek te xale yi yaakaaroon fa dara boo demee foras doo fa fekk dara doo fa fekk dara nga xam ne lu bari tey ci richesse u Afrique bàyyikoo na fi jëm bitim réew. loolu nag lu jiitu suñu juddu la lu yàgg la ndax nasaraan si yàgg nañoo ruiner économie africaine loolu avant même indépendance la ndax bu njëkk ñoom dañ ko tegoon sax ci jaay doole mooy jamono bi nga xamante ni si jàpp nañ suñu maam bi di jaay di yóbbu bitim réew waaye itam di surexploiter di exploiter suñu ressources yi jëmale bitim réew ba ci yàgg ñu coloniser ñu nga xam ne ñoom ñoo ñuy defal di ñu dindil di ñu tànnal ñu dem ba ci biir nga xam ne jàpp nañ ne Sénégal africains yi tàmbali nañoo fippu africains yi tàmbali nañoo jàng ba yem ak ñoom niveau ñu xam ne jamono bi li fi ses moom mooy ñu jox ñu indépendance waaye ba tey taxul Afrique am indépendance ndax ci jamono boobu sax jamono bi ñu toll nii la Afrique gën a dépendant de l'Occident. maa ngi wax sànq ne ci bu njëkk dañ ko tegoon ci jaay doole waaye léegi tegatuñ ko ci jaay doole dañ ko teg rek nag ci ñàkk pastef bu suñu njiit yi am waaye itam ñàkk bëgg suñu réew bii nga xamante ne si suñu njiit yi am nañ ko. léegi da ngay gis ne ni ñuy ruiner économie africaine bi souvent dañ koy teg ci ay contrat yoo xamante ne si ñi koy signé buñ koy signé duñ sax xalaat la génération future duñ sax xalaat la génération future dem ba ndaw ñi amatuñ benn yoon yaakaar ci réew mi amatuñ benn yoon yaakaar kenn waxul ne état moom moo war a jox ndaw ñëpp liggéey kenn wax ko waaye nag état waree fam moom mooy mu créer environnement bi ba ndaw ñi mën a am fitu di lancer wu ci entrepreneuriat kenn ku ci nekk mënal sa bopp dara. mais malheureusement mbir yi demewul noonu non seulement état bi créé wul environnement yi suñu état africain yi laay wax créé wuñ benn yoon environnement bi waaye dafa am leneen nag loo xamante ni si tey daf ci ajuwaat mooy képp ku fi toog rek sa poche nga fi toogal di signé ay contrat yoo xamante ni si ay accords yoo xamante ni si amul benn yoon askan wi njariñ te dañuy sacrifier toute une génération loolu moom moo fi am. souvent yow mi nga xamante ni si toog nga sax nekk bokk ci askan wi di xool gars yi ni ñuy doxalee da ngay dem ba jàpp ne est-ce que ñoom buñ koy signé dañuy ànd ak seenu xel muy lu doy waar. lu nu mel nag boo amee ci réew jafe ne askan wi amaat yaakaar ci ñi nga xamante ni si ñoo jiite réew mi wala mook askan wi amaat yaakaar ci ñi nga xamante ni si ñoom ñoo leen di tànnal te mooy ñii nga xam ne mooy les tenants du pouvoir. donc foofu buñ ci sukkandikoo rek mën nañu jàpp ne. Afrique fii dara desatu comme ni Fatou Diom di wax rek l'Afrique n'est pas pauvre mais on l'appauvrit Afrique moom musul pauvre mais dañ koy appauvrir c'est-à-dire dañuy fexe dañuy tax Afrique di gën di ndóol loolu nag Occident daf ci déggoog ñi nga xamante ni si tey ñoom ñooy les tenants du pouvoir. tey nag bu ñu gisee ndaw ñi nga xam ne géej gi ni mu ragloo ni mu doyewaar nga xam ne lu ne rek mën nga ko gis ci kéemtaanu suñu borom ndaw ñi mu jaral leen ñuy def ay 8 jours ay 7 jours ci biir géej gi di fanaan foofu di fa yendu des fois sax du ñu am lu ñu lekk nga xam ne da leen di leer ne faatu la ñu gën a jege sax ka dund waaye mu jaral leen ko
dafa am sama benn xarit buy wax ne nit sur le plan social am na ci ñoo xam ne dañoo dee ba noppi ndax mënuñu fas xànc ak morom ma dañu xëy seen waajur yaakaar leen duñ leen mën a jëndal suukar juróomi dërëm waaw soo xëyee soxla yaa ngi ci kër gi nga nekk góor ci kër gi wala nga nekk jigéen wala boog nga war a faj soxla yi waaye suñ borom dénk lu ko te itam boo génnee doo gis fenn foo mën a jafandu ngir mën a ñaq ba jox dara sa askan. kooku nee na sur le plan social dafa faatu kooku dafa dee mais boo xasee ba dee sur le plan social dootoo amati benn notion de risque c'est-à-dire yow dootoo xamati risque ragal ci boppam day jeex ci yow waaw à un moment donné yow dugg ci géej gi dem moo lay gënal fuuf parce que da nga naan amatoo benn vie booy perte waaw amatoo benn yoon vie booy perte parce que jàpp nañ ne ñoom dundatuñ sax nag waaw jàpp nañ ne dundatuñ benn yoon da leen a jaral ñu tegu ci ndox mi yamale faatu ak egg moo tax souvent ñoom ñu jël seen slogan boobu muy Barça wala Barsaq maanaam li ñu gis mooy egg rek mbaa faatu ci ndox mi donc ñaar yooyu la ñu yemale te réew bu demee ba egg foofu sëriñ bi doy na waar donc jot na askan wi def taxaw seetlu waaye itam état bi def ciy saafara bu baax a baax ngir lii war ñu ginnaaw. leneen li nag li nga xamante ni si moom mooy beneen pression sociale bi tegu ci kaw xale yi loolu ci biir kër gi la souvent da ngay gis koo xam ne day nekk ci kër gi suñu borom dogal ne mu ngi kër yi lu ne mu ngi koy def ngir mën a participer rek ci kër gi ni muy doxee ci wàllu dépense ak yooyu waaye suñu borom du ko jagleel lu ne rek mi ngi koy def suñu borom du ko jagleel waaye da ngay gis lii tax muy fipp souvent ci biir kër gi lay jóge ndax souvent day nekk ak ay tantam wala sax yaayam wala sax papam waaw te ndeysaan bés bu yàlla sàkk rek ñu yëkkati teg ci deram bi kàddu goo xam ne souvent da koy fippuloo am na suma benn kilifa buy wax ne tey sax léegi Sénégal waajur yi bu ñuy gërëm seeni doom duñ leen gërëm ci jikko bu rafet waaye dañuy gërëm leen li ñuy teg ci gërëm gi rek mooy lim ma defal rek la ñuy wax koo xamante ni si sëriñ bi yaa ngi koy gërëm naan lim ma defal mais su demee ba amatul lum la defal ci lan nga ko war a gërëm c'est ça la grande question ci lan nga ko war a gërëm te man jàpp naa ne tey boo amee doom nga di ko gërëm wala ngay bég ci moom li la war a yitteel yow waajur wi mooy jikkoom bu sell jikkoom bu rafet waaye tey àdduna dafa dem ba mbiru am ak mbiru daf ñu fëkk ba sax nag jikko yeeg yooyu yëpp yitteelatuñ am na benn waay buy wax ne xale yi nga gis ñuy dugg ci géej gi di dem seeni waajur souvent ñooy tegg natt jox leen pour ñu dugg ci gaal gi dem waaw parce que alalu àdduna fi mu ne daf leen a jaral lu ne daf leen a jaral sacrifier seeni doom daf leen a jaral lu ne rek jaral na leen ko donc askan wi tamit war nañu bàyyi xel loolu bu baax a baax. am na ci tamit ñoo xam ne dañuy jàpp ne rek xale yi li tax ñuy jël gaal gi jëm ci géej gi ngir wutali bitim réew ñàkk métier la wala ñàkk jàng mais loolu c'est totalement faux waaw c'est totalement faux parce que ci gaal gi tey am na ci ñoo xam ne ay étudiants lañ am na ci ñoo xam ne am nañ seen master 2 ba pare. mais amatuñu sax yaakaar ci seen yoonu tekki li ñu gis rek mooy nañu wutali bitim réew te xaj na fa la mbir yi tane am na ci ñoo xam ne am nañu métier mu bënn moo xam ne tey buñ leen xajaloon wala bokk ñu am environnement ba ca war dinañ mën a sax nag yor seen mbiru bopp di ko doxal ba pare di mën a jariñ ñi nga xam ne dañoo bootu ci ñoom mais malheureusement yii ma leen di wax yëpp dajawul donc daf ci bari ay mbir yoo xamante ni si tey foo ko natt rek mën nga expliquer le pourquoi xale yi tey di jël gaal gi di wutali bitim réew donc bari na nuñ ko mën a expliquer waaye est-ce que loolu rek mooy solution est-ce que tey réew mi su mettee tar lool est-ce que ndaw ñi dañoo war a dem jël gaal yi wutali bitim réew dafa am benn affaire bu ma bëgg a expliquer te bëgg naa ndaw ñëpp bàyyi ko xel. souvent yow miy jël gaal di utali bitim réew sa bopp taxul nga koy def souvent ñiy aju ci yow ñooy tax nga koy def maanaam nga am waajur wu jigéen woo xam ne da ngaa bëgg di subvenir à ses besoins nga am waajur wu góor nga am rakk nga am mag nga am soxna te ñoo ñëpp tey da ngay bëgg lépp lu ñu soxla rek nga mën koo def ci wàllu alal suñ borom dénk la ko
nga dem ba mënatoo ko supporter benn solution ngay gis mooy génn Sénégal utali bitim réew. bu fekkoon demin wi sax xaw na tane jaar na yoon mën nañu comprendre waaye ci géej gii nga ko nar a wékk ba pare bëgg a jaay sa bakkan loolu dama yaakaar ne da nga yokk xar mi karaw rek ndax li tax mooy ñii aju ci yow te yaakaar la nga nekk fii Sénégal soo amee ñaar dërëm bokk kook ñoom soo amee juróom bokk kook ñoom tey bu fekkee da ngaa dem gis benn solution rek mooy géej gi rek nga dem ci géej gi ñàkk sa bakkan yow da nga leen di gën a lor da nga leen di gën a lor te loolu gis nañ ko fi barki Dembo Njaay la ñu tàggee suñu benn rak koo xam ne bi moo amee soxna ak léegi yàggul benn tut tànk la ko yàlla dénk des na ci ndox mi donc loolu faw ndaw ñi bàyyi ko xel tey boo xoolee ñi ëpp alal ci réew mi Sénégal ñi fi ëpp alal génnuñu Sénégal génnuñu fi waaye daf leen koo jaral ñu yor seen yëfi bopp di jugu ko daanu ba suñu borom andi ko tey waaw donc dem bitim réew tekkiwul ne boo eggee da nga fay tekki ndax jamono bi may wax ak yéen am na ci ñoo xam ne bitim réew ñoo gën a sonn ñi nekk fi donc yooyu yëpp dafa jar a bàyyi xel li nga xamante ni si nag dañ koy déplorer neexuñu benn yoon mooy comportement bi nga xam ne suñu nguur yi am nañ ko jamono bi ñu toll nii tey gis nañ plus de 400 personnes ci li ñu déclaré nag yoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan ci géej gi te gisuma benn yoon état bi réagir ci loolu tey état bu jëloon ay mesures xale yii di tegu ci gaal yi di dem mais képp ku tegu ci gaal yi di dem mën nañ la wàññi parce que am nañu moyen yooyu. am nañu moyen fexe ba côte yii nga xam ne moom mooy côte sénégalaise kenn du jóge fii ci tefesu sénégalais yi di dem bitim réew am nañu moyen yooyu mais defuñu ci taxawuñ ci benn yoon farluwuñ ci te ce qui est déplorable mooy jamono bi nga xam ne xale yaa ngi dee ci géej gi mais jamono boobu la sénégalais yi nekk ci ay schéma politique ay transhumance ak lu kenn xam te déggoo leen benn yoon ñu sax ci yàbb ci te ba léegi ndaw ñaa ngi dee ci géej gi donc sëriñ bi ku nekk ci dëkk bu mel noonu mais buñ neen la réew mi dina jëm kanam waroo ko gëm benn yoon te pour vous dire vrai dëkk bi dafa metti trop waaye nag solution bi nag du jël gaal yi dem solution bi mooy yow ndaw mi nekk ci réew mi fexe nag def sa kéem kattan ba liy soppi réew mi jóge ci yow parce que ñiy jiite réew mi ñun ñoo leen fi teg ñeneen di fi ñëwaat ñoo leen fiy teg donc ñun aussi nous sommes complices bu réew mi tolloo fii nous sommes complices donc il va falloir que nag jamono bi may wax ak yéen nii kenn ku ci nekk nag bay ci sa wewu tànk def ci sa kéem kattan ba réew mi ñu teg ko ci loxo yi ñu ko war a teg bu ko defee Sénégal mën a weesu fii ndax mbir yi metti na lool ku ci amul mbokk mu génn àdduna rek ci xale yi am nga ku la jege lool ku génn àdduna di leen jàll képp ku ñàkk bakkanam ci émigration clandestine bi ñu ngi koy jàll waa Sénégal yëpp di ñaan suñu borom atte leen ci yërmande te réew mi tam yàlla na fi suñu borom def jàmm def fi koom ba lépp lu ñuy ute ji bitim réew mi mu des fii ñu am ko fii ci Afrique parce que comme j'ai l'habitude de le dire l'Afrique est le continent de demain l'Afrique n'a jamais été pauvre mais on l'appauvrit donc lu jar a bàyyi xel la te appauvrissement de l'Afrique Occident daf ci nekk complice ak suñu njiiti réew yi li may wax yéen a ma ko gën a xam daf ci nekk complice ak ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite réew mi waaw contrat yi ñuy signé yi amul benn contrat bu ci amal njariñ askanu Sénégal contrat boo xamante ni si kenn base bi moom mooy nga sacrifier toute une génération sëriñ bi nga xam ne mbir yi doy na waar yal na borom bi sàmm leen sàmm ñu te def ci réew mi koom ngoo xam ne
dina mën a dalal xelu ndaw ñi fi nekk ba ñu mën a des fii ci réew mi waaye itam tekk fii ci réew mi jërë ngeen jëf.